comment tu le vis. waaw mais plaisir laa ko dundee ndax defe naa ne woor moom lu ñu war la. ndax li ñu naan question d'habitude la rek bu fekkee ne da nga ko commencement bi lay metti moo boo xasee ba nekk ci biir dootul metti mais bu fekkee ne dafa am looy pare. nar ko joxe. ci après koor gi juste. donc liggéey la il faut nga nekk ci mu metti mu neex. loolu mooy suñu liggéey il faut ñu def ko. te guddi gi ngeen di gën a liggéey maanaam. waaw guddi gi mais léegi moom xam naa ne moom bëccëg bi il faut ma enchaîner affaire yi bëccëg bi guddi gi yëpp parce que koor gi jeex na ba pare. absolument. voilà. mën nañu am titre album bi turu titre album bi. ñi ngi ci nag ñi ngi ci parce que man d'habitude ni may liggéey mooy damay defar sama album ba pare. waaw xool morceau yi yëpp. ñu toog ñu ne album bi lii la joxe donc titre bi lii lañ koy jox parce que lii la yellool daal tur bi. ñu gis ne Habib Faye da nga ko woo dénk ko mbir mi lu waral loolu. waaw parce que Habib mun naa ne dama màggaale ak ñoom ndax bi may ñëw Super Étoile boobu xale bu ndaw laa. ma màggaale ak ñoom ñu may won vraiment musique bi naka la ak nan la ma dund ak ñoom ba màgg ak ñoom franchement ci musique bi. donc tey jii defe naa ne su ma wóolu Habib Faye xaw ma ku may oo. ndax dafa nekk ndaanaan boo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci Afrique ak monde bi. donc defe naa ne liggéeyam rafet na. te plaisir la pour man ma woo ko mu jàppale ma ci album bi. incha allah yal na yàlla def album bi doon album disque d'or merci Viviane. Amine merci beaucoup maa ngi remercier bu baax suma frère Baxaw. di leen remercier TFM di leen wax à bientôt incha allah. Payla lan Payla. luy Payla. merci c'était Viviane à l'instant mesdames et messieurs donc moom ndeysaan mu woote woon daal di wax li vraiment donc témoignage ci Baxaw ñu da nga jàmp. mooy c'est juste que moom. danaan man dama jàmp moom ma gën a jàmp parce que dafa nekk ci période boo xamante ne. maa ngi soog wax na jour maa ngi soog a assister franchement albumu gars yi dañuy enregistrer mbalax pour man dañuy ñëw rek teg benn affaire bu dem mais dafa compliqué. mbalax dafa métti c'est-à-dire que mun na lañ jël 3 jours pour ñu def benn morceau. par rapport ak ñun ordinateur la ñuy teg ligne de base bi lii la idée bi lii la ñu génne ko en une journée mun nañ la génneel 20 titres. mais ñoom keroog ba mu demee seetaan leen dama ne d'accord. kon nii lii ngeen di daj te duñ ci juboo parfois ñu xuloo parfois ñu def lii ma toog di leen seetaan et puis ma gis mu nekk jigéen mi nga xamante ne franchement ay góor rek a ko wër mu metti fa lay studio bi fa lay ndogoo fa lay defee lépp fa lay defee léppam ma ne franchement jàmbaar la en tout cas danañ ci dellu si waat bi ci kaname donc Pape Birahim fam foo xamante ne il faut mu yóbbu la fa mooy tey si diggante ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga ko way bu doy waar clip ko boole ci mënoon nga tàmbalee ci booy commencé sa album mbalax lu tax nga commencé ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw mooy li may faral di wax parce que liñ naan ki nga xamante ne sunu borom ci moom la tàmbalee kay ku tàmbalee ci moom pour man juumuloo te ay jullit lañ. te mun naa ne jullit c'est forcé que nga xam sa diine. nga mën a way sax ci sa religion. absolument loolu c'est normal parce que. ak nu mu mën a doon. ñun mais xam nga yow nit ñi da lay dégg ci mbalax bi xam nga mbalax bi ak reggae par exemple man tey su nee Pape Birahim su reggae laay dégg wala ma dégg saa benn R&B wala soul yooyu noonu xaaruma la woon fii. waaw day jaaxal ñu bari parce que aussi itam di wax ni man. li nga doon way la. dama ko daan way. parce que man mun naa ne sama enfance ak daara yi ma daan def. xam nga parfois ma daan jiite sax yenn woyu arabe yi ñu daan def foofu xam nga. seen daara. ci daara bi ak manifestation religieuse yi ma daan nekk di ko participer ak sama nijaay bi may wax ni nga xam ne papa la ci man Scipion. ok ba pare man quartier bi ma dëkk mu nekk quartier Guy Mariama Layen. foofu ay nitu diine rek ñoo fa nekk. muy xale di mag. ñooñu jaamu yàlla la ñu xam ak ay sikkar ay madda. ñoom loolu la ñu mën nga ñu may par exemple benn sikkër wala benn wayu nii rek comme ça rek ci jataay bi rek ndànk rek ñu yëpp kontaan du dëgg mën nga may na ci tuuti rek njool Makka yaa leen gën waay ndaw sam nabiyun azimin bil xadri wa mursalo yoneen bi yuwaalu bil muskaana tiflan wa yanhalo huwa allahu minhu huwa a'la wa akmalo yeneen bi ndeysaan waaye loolu neex na waaye dama ciy teg
benn clip bu neex ma may ko nag taalibi Cheikh yëpp ànd ceeg Titi Dabaax. ñu dem dellu si waat. ànd muy morceau bu neex waaye ci Titi aussi danañ ko fi dalal incha allah yàggatul dara ñu fas yéene moom it waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy émission ci biir weeru koor bi moom nag mook Pape Birahim la Pape Birahim defe naa ne sànq ñu ngi doon wax ci digganteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag dafa am lu ko jiitu mooy ki la ci woo mooy maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Prince Art sa digganteeg ñoom. ci single bi. ci single bi. waa single bi mooy li may wax mooy naruñ ko woon génnee naroon naa woy benn morceau boo xamante ni pour Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mais du woon sax bii du woon bii ci espace u Ibou Ndour def parce que dama am benn morceau bu ma def boo xamante ni mbalax la mais dafa am benn refrain bu ci nekk léegi refrain bi moo neex Ibou mu ne ma refrain bi war na mën a doon morceau entier d'accord ci leneen xam nga léegi à part la suite la xool rek ne ma nañ ci woy yonent bi mu woo ma ne ma ñëwul taf ma ñëw ma ñëw vite fait mu won ma ko ne ma nañ ko dugal taf non ma ne ko amul problème ma ne ko léegi man su ma demee rek bind texte yi taf affaire bi 2 jours lañ ko liggéey morceau bi ngay gis nii. dëgg la ñaari fan lañ ko liggéey. def musique bi enregistrement yëpp def lépp ñaari fan saa waay def ko vite comme moment boobu koor gi mu ngi ñëw. ñu def ko vite fait rek après lancer ko quoi. tey suñuy xool ci wàllu musique je veux dire bu nekk ci weeru koor yow lan ngay gën di def tey bu koor jotee tey yow Pape Birahim balaa maa ñëw ci baxaw. waaw man koor dama daan faral man koor sama activité yëpp day arrêté. man koor du ma génn du ma même studio sax ñu may woo da nga fa gëj ñëw fa dinaa fa dem du ma joué ji. lépp laay bàyyi mooy li ma lay wax. mais dégg naa nit ñi dégg naa ñu ne da ngay noddu. non dégg loolu de Issa Laye la Issa Laye. Issa Laye. non dama ko mës a def benn yoon. parce que boobu dañu jóge Laylatul Qadri. ma ñëw jóge Laylatul Qadri rek ma xool jàkk yi kenn nekku fi rek ma ne xaaral ma profité rek noonu. pour man gars yi duñu xàmmee sama baat xam nga. nga noddu. léegi ma noddu nag affaire bi nit ñi dem di xool kan mooy noddu léegi bi ñëwee di xool sama copain ne Pape Birahim la affaire bi nag xam nga coow li. waaw après par la suite sama rakku papa bi noddu ci jàkk ji Pape laay fay sama papa la ci la ma woo ne ma bul noddu comme parce que wax. làmmiñ baaxul. xam nga parce que man macha allah yooyu noonu. du ma ne dama ko am molooy mais yàlla dogal na alhamdulilah bu ma koy def parfois mun na doon lu yàlla yombal ma koy def nii. macha allah mais du ma dem naan damay noddu ci jàkk yi. noddu comme ça quoi. baxaw souvent baxaw dafa am koo xamante ne su ma ko ne allo defe naa ne di nga xàmmee baatam parce que tey surprise rek laay def. waaw parce que kii nga xamante ne nag defe naa ne tey suñu wax hip hop Sénégal. kuddu yu ni njëkk a séddale moo ko séddale mooy maanaam moo enregistré album yu bari PBS ba ci yu bari kooku su ma ko waxee ci xel sa xel ci kan lay dem. Aziz Dieng jeex na Aziz na nga def salaamaaleykum. ça va bien maaleykum salaam na ngeen def waay. ñu ngi fi ça va bien grand déranger na la heure bi ñu ngi jégalu. non garaawul. tey grand Aziz dañ fi dalal ki nga xamante ne mooy baxaw ñu di comme weeru koor la ñu nekk weeru wax lu baax def lu baax. yow tey en tant que grand frère ak yàgg nga ak ñoom yi lool yàgg nga ak ñun sax laay wax te yàlla na la fi yàlla saxal. lan ngay wax tey ci vraiment ay jikko ay valeurs yoo gis ci baxaw. baxaw d'abord yéen maa ngi leen di nuyu di leen baalu àq si weeru koor gi. baal nañ la àq. ñaan ngeen baal ba àq. baal nañ la àq. di leen encouragé bu baax a baax. jërëjëf. baxaw dafa di koo xamee ne li ma. bëgg si moom mooy dafa yore esprit fédérateur. depuis moo ko xamee luy boole nit yi rek lay wax. nekk xale boo xam ne dafa tey. di xale boo xam ne man mi nga xam ne maay magam damay déglu conseil am. léegi am seede ne ko daf lay gis nga nekk si mu ne grand lii soo ko defee woon nii soo ko defee woon na lee. et cetera. damay joxe benn exemple rek. xam nga ñuy waaj campagne bu mag campagne nationale de sensibilisation. waaw. pour que artistes yi xam seen droit pour société bu bees bi ñu war a teg bi nga xam ne mooy remplacer BSDA. di waaj campagne bu mag si li ñuy wax affaire statut de l'artiste. yéen gis ngeen yéen ñuy liggéey si médias yi gis ngeen ne artistes yu bari suñu feebaree dañuy sonn suñu màggatee dañuy sonn.
ñu bëgg a teg loo xamee ne dafay protéger artistes yi. mais Baxaw bu mu yëgee loolu. dafa ñëw ne ma grand man de am naa si ay idée soo leen ko defoon nii soo leen ko defoon naa. si lay gën pour artistes yi gën ko mën a yëgal. man sax am naa ay idée en communication yoo xam ne mun na leen ko xelal soo leen ko defee nii soo leen ko defee naa naka ñu ngi si liggéey. actuellement loolu di firndeel rek chaque fois son esprit fédérateur. liggéey nañu nag si ay projets sociaux bi si mujj mooy affaire inondation daaw yi ak ñaan ren loolu bañ a am mais daaw bi mu amee Baxaw mobilisé moom man mii magam grand jàppale ñu fii jàppale fii téeral fii et cetera. Voilà ma si profité aussi pour di féliciter Viviane parce que Baxaw si idée yi mu am en communication jot na si organiser ay waxtaan ak Viviane et j'ai été vraiment agréablement surpris parce que Viviane moom na toog ne man sama affaire bopp laay toppatoo mais moom ak Baxaw teg nañu ay idée yoo xamee ne générosité rek laa ko mën a wax mbaax rek laa ko mën a wax seet ñoom ñu mun a impliqué woo si communication bi pour gën a sensibiliser artistes yi te amuñu si benn intérêt Viviane expliqué ma ne ma man dina ma neex trop ma def loo xam ne mun na jëriñ artistes su Sénégal yëpp voilà su kanamee nag dina gën a expliquer projet yi di ngeen ko gis yéen médias yi sax xam naa di ngeen si jàpp loolu laa bëggoon témoigner vraiment pour Baxaw esprit fédérateur esprit moderne esprit positif. macha allah grand Aziz balaa ngay daane rek dama la bëggoon laaj aussi parce que tamit dëgg la war fa wax benn point bu am solo muy vraiment li nga xamante ne moom mooy li ñu naan mooy ndeyu mbili gi li nga xamante ne tey bu artiste feebare da ko soxla bu xëy suba da ko soxla balaa mu tëdd da ko soxla muy dépense faju at leneen yooyu yëpp te gis nañ ne ñoom dañu am tolof donc BSDA fi mu toll nii mën nañu wax ne dafay changer statut wala BSDA ci boppam mooy moom la ñuy dindi andi fi li nga xamante ne moom mooy le bureau bu bees bi. waaw dañ fi indi lu bees changer statut BSDA c'est à peu près c'est la même chose lii bees rek mooy li nga xam ne dafay yokk revenu artistes yi. xam nga ba léegi Sénégal droit d'auteur rek la ñuy wax. alors que depuis plus de 40 ans sur le plan international. am na lu ñuy wax droit voisin. c'est reconnu sur le plan international depuis 1960. ñu ngi en 2013. artistes su Sénégal yi amuñu lu ñuy wax droit voisin. am beneen xaalis bu ñuy wax rémunération pour copie privée. maanaam si lépp li nga xamee ne mun na enregistrer musique muy ordinateur muy MP3. ñu am lu ñu teg si prix bi loo xam ne artistes yi ñoo ko moom producteurs yi ñoo ko moom. muy nekk manque à gagner bu metti muy retard bu mag boo xam ne Sénégal war na ko rattraper. soo gisee aujourd'hui benn artiste français. dafay am droit d'auteur am droit voisin. su fekkee ne producteur la wala mooy produire am aussi en tant que producteur droit voisin am rémunération pour copie privée. artiste Sénégal droit d'auteur rek la am. te droit d'auteur boobu sax da ngay waaru. ñu mu demee moom. da ngay waaru. da ngay waaru. en tout cas jërëjëf merci bien grand ñu ngi lay remercier aussi ci sa contribution kontaan nañu trop di jégaluwaat encore. merci beaucoup. merci donc mu nekkoon nag ki nga xamante ne moom mooy grand Aziz Dieng il a été mon professeur donc sama formation en droit d'auteur defe naa ne moom ci boppam moo ñu doon jox cours yi il a été notre professeur donc vraiment moom it ñu ngi koy remercier yal na yàlla guddal sa fan te loolu yëpp bokk formation bu mu ñu doon defal au contraire moom moo ñu doon fay naan kaay leen sàkku ci xam-xam. mu si yokk rek Aziz boo xoolee tey ñun ba ñuy njëkk a commencé musique Dabrens mun naa ne studio am la ñu commencé te fa la ñëpp bëri commencé. PBS ñëpp bëri PBS je pense daara ji gars yi bëri foofu la ñu commencé muy studio bu nekkoon Baobab ñu ko doon wax Midi Musique. grand la boo xamante ne da nga faral ñëw mu nekk ci guitare am nekk ci ataaya bi amul woon benn problème. man su ma nee la enregistré naa suñu premier album ba mu pare ba mu jeex ba ñu génnee ko ba mu jaay ko ba nit ñi apprécier ko te musuma woon xam ñaata lañ doon fay ay studio Aziz parce que lijjanti woo ko woon donc nit la woon boo xamante ne franchement dafa ba léegi noonu la mel.
absolument changé wul te gaw ma mu changé alors Baxaw aussi dafa am benn aspect boo xamante ne aussi il faut ñu wax ko moom mooy fédérateur gis nañu vraiment problème bu am ci rab bi yow mi sa bopp man fekkee naa ko benn yoon bu dul ñaar am na ci boo xam ne xëj na da nga ko doxoon ci sutura mënuñu ko fësal fii mais yu bëri ànd nañ ko yoo xamante ne yow yaa jël initiative bi woo rappeur yëpp ñu tase fenn vraiment lu ñuy dox ñu dox ko ci jàmm te kenn du ko yëg loolu tam il faut que ñu wax ko aussi askan wi xam ko absolument tey moom nañ fi teg pour wax lu baax tey moom waaw exceptionnellement lii du ma ñëw boo ko waxul danañ ko wax alors tey ma bëgg la laaj aussi tamit en tant que yow loolu boo koy def da nga koy def en tant que jullit wala en tant que humain wala pour intérêt musique bi dama koy def en tant que jullit parce que yàlla dafa ne doomu aadama yëpp problème fii lañ koy fekk fexe leen ba problème boo leen dugg seen bàmmeel bu mu leen topp tey ex man toujours sama mëbët moom mooy mënuma gis doomu aadama xool moroomu doomu aadamam ne ko yàlla nañu yàlla àtte loolu dafa diis trop yàlla nañu yàlla àtte waaw pour man nit ak loo war a mën jàpp war nga mën a baal doomu aadama même bu la defee naka sudul noonu mu tooñ la ba ci kanamu yàlla ñëpp gis na ne da nga tooñ nga baal ko ci xol wu seddu gi ba pare ñaanal ko yàlla baal ko ndax ba su penc ñun ñoo fay des bu dee si yërmande yàlla rek ñun ñëpp nañ dugg àjjana mais problème bi suñu biir lay nekk tey nit ki loo ko mere nga toog ay at tuddoo ko bés bu ñu la tapé na la génn na àdduna di nga am lu bëri loo xamante ne dina wàññeeku ci yow ndax di nga rëccu lu tax baaloo ko ak balaa muy dugg si suñu bàmmeel mais seen rappeurs yi seen biir dafa am lu ñuy wax clash ak ego trip mooy jaxasi seen arène maanaam mooy maanaam tey dóorante gaas yaag waxante lu ñaawlee xaaxaar yaag xam nga nit xam nga non maa ngi ñëw ci yow kay xam nga nit waaw lépp looy def rek na yàlla tax nga def ko bu ko def parce que lii la bu ko def parce que lii la bu ko def parce que lii la moo tax doomu aadama bañ naa ba ne booy sarax sax saraxal te yàlla tax booy def te yàlla tax seetoo si doomu aadama bu yàlla fay di nga kontaan yàlla na ko yàlla yërëm kooku di ndongoloo wax na ko nee na booy def te yàlla tax seetoo ci doomu aadama bés bu la yàlla fay di nga kontaan te ex wax dëgg yàlla képp ku nekk ci kaw suuf da ngay ñaan keroog yooyu bésu penc yàlla fay la dëgg la yàlla nee na maa moom àdduna maa moom àllaaxira def leen lii tax keroog yooyu bésu penc ma béggal leen fii gars yi ñi ngi jàpp ne àdduna lañ nekk ñi ngi dund mi ngi mel ni mu neex mais am na fu gën a neex fii ex mais est-ce que Baxaw tey dogumal yàlla bul yàlla dog ego trip bi tey est-ce que buñ ko génne woon ci rab bi problème bi du réglé xam nga ex clash laay wax xam nga problème mën ta ñàkk nag mais xam nga problème hip hop lan mooy ñun suñu philosophie daal bu mooy lan bi ñuy ñëw si hip hop fekk nañ fi ay nit mais doo mës a dégg na nit ñoo wax kii parce que mentalité yi moo bokkul tey ni ngay déggee bokkul ak ni Birahim di déggee ni Birahim di déggee bokkul ak ni Carlou di déggee ni Carlou di déggee bokkul ak ni Nit Dof di déggee tey am na loo xamante ne mun nga ko wax benn nit mu dégg ko neexu ko ay waa koñom wala ay fansam na ko diw dafa wax lii da ngay tontu loolu ngeen jàpp di tottante ndax àdduna moom lépp looy def balu teng si la loo def sa morom dinañ la ko def man nag je pense que ego trip bu ëpp solo tey mooy dañuy jéem a xool suñu musique bi mooy hip hop te je pense que hip hopeur bu nekk war nga demee ak mentalité boobu ex kenn ñaanul ci ñun musique ba yenn âge day jeex nga investir ci leneen day jeex amaana yàlla teg la beneen nattu day jeex amaana nga am njaboot uuf leen war leen dundal te mënoo ci génn mënoo tukki mënoo fay location mënoo fay dara métti na yàlla nañ ci yàlla musal je pense que tey ñun li ñu war a gën a def suñu bopp moom mooy lan xool nag lañ ciy war a mun génne fan la problème boobu nekk lan moo tax tey Sénégal boo demee man bi ma demee Guinée dañoo waaru ci yàlla Guinée moom la fa xew doy na waar mënuma la ko expliquer c'est-à-dire que 14 heures stade bi fees c'est-à-dire que ñoom dañuy dund ñoom dañuy dem da ngay dem studio ñu dajale rappeurs yi dafa amoon benn bon duñ ci dugg ba bref da ngay xool Guinée artistes yi boo fu gis mi ngi ak otoom mi ngi këram mi ngi tukki te ñun sénégalais bu ñu jugee ñu ne ñu ñooy 3e mondial hip hop fan ngay dugal ghanéen fan ngay dugal nigérien non ñun kay saa ñàkk na lan mooy problème bi xam nga fan la problème bi nekk dañoo war a déloger musique bi de commencer def musique bi nga xamante ne boo demee sur le plan international dinañ la ko nangul absolument ñoom xamuñu français yu ñu wax
lijjanti wuñu suñu français lijjanti wuñu suñu anglais xam nga lan lañ lijjanti. suñu présence scénique suñu musique. ok boo xoolee tey benn Youssou Ndour wala benn Thione Seck wala benn Baaba Maal. fépp lay dem ci àddina. dëgg la nit ñi xamuñu li muy wax Baaba Maal nit ñi xamuñu Haalpulaar à l'international te da leen koy wan. dañ koy nangu lan moo tax présence scénique musique bi moo tax. donc nañu jéem a def ouverture ñu ubbi musique bi. ok li ñu mënti wax awadi mag la awadi lii. tey bokk na si rappeurs yi gën a. mi ngi en tournée pour 3 mois mi ngi en tournée. lan moo ko may loolu. du question de awadi ma révolutionnaire déedéet. style de musique bi muy yóbbu moo ko may loolu. teg bandam teg musique boo nga xamante ne du début à la fin da ngay bouger. bu ñu ñëwee Sénégal boo xoolee même groupe bi ñuy tourné. du ma la ko nëbb. Da Brains. Carlou D. Daara J. Awadi. Dégeti. waxaat ma keneen matuñu 10 wax ma keneen jeex na de. waxaat ma keneen matuñu 10. jeex na de moo ñi ma xam man. waxaat ma keneen. maximum daal 8 groupes la yoo xamante ne Bataillon Blindé Bidéo bu bees waxaat ma keneen. loolu bëree bu bëri sama xel fàttoon nañ ñu baal mais bu bëree bu bëri 10 pile lay nekk pile. tey on na nee nañ plus de 3500 rapports. ëpp na ko ëpp nañu plus de. fan la problème bi nekk. dinañ ci ñëwaat bi ci kanam mais vraiment li ñuy def comme tey nag dañ nekk ci guddi ay wax vraiment wax ku ci nekk sa vraiment ni ngay dundee sa kii ci biir musique Pape Birahim am na benn xarit boo xamante ne xam na la moom it bu baax kooku it moom it am na fu ma jaar ba lijjanti numéro am bëgg naa moom it mu def ay témoignages ci yow nee ko allo. allo allo. waaw kooku di Omar. waaw man la Omar. Omar na nga def waay. alhamdulilah maa ngi ziar bu wér a wér. ñu ngi jégalu ci guddi gi ñu woo la déranger la mais nag lépp luñ ci jublu rek mooy vraiment ki nga xamante ne tey moom mooy suñu invité di Pape Birahim. ma bëgg tey nga wax ñu vraiment côté diine noo ko gisee ak loo ko mën a seedeel. Excited maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu Baxaaw di nuyu Pape Birahim. di kontaan vraiment ci seen émission bi ak sa ñaari invité yooyu quoi parce que ñoom ñaar ñëpp ay ñu yéen ñëpp ay nitu yàlla ngeen voilà parce que lii def ko yombul quoi. ci weeru koor bi. ñu jël ci ay artistes teg leen ci publiquement plateau pour wane artistes yi vraiment ay jàmmkatu yàlla lañ ay nitu diine lañ. xam nga doonul tamit lu yomb. bon apparemment Pape Birahim man bi ma ko xamee léegi am na 3 ans juddoowuma ak moom. màggeewuma ak moom. bokkuma ak moom quartier. mais bi ma ko xamee ak léegi. dëgg laa xam ci moom doon nitu yàlla dëggantaan laa la wax. parce que dafa am lu bëri loo xamante ni man ak moom dañ koy dund mais daf ma ci jéem a génne ci côté diine. ba pare ku baax rek moom moo xam ci baax. Seydina Mohamed bëgg ko ba yëg ne yi am ci moom cofeel ba yëg ko xob ba génnee ay mélodie def ko jëmee ci moom def ci ay vibes yoo xam ne jëmee ko ci moom doonul lu yomb. doonul lu yomb benn artiste doonul lu yomb benn woykat. et puis tamit moom ci boppam dafa jege man damay wax ne dafa jege yàlla am na yu bëri mu ngi koy def ci côté artiste bi nii ci côté woy bi gëmu ko. parce que yàlla bi moom moo ko ñor. moo tax ba gëmu ko yu bëree bëri man dama ko ciy jéem a poussé dafa lii. est-ce que du loolu moom moo tax sax benn côté fi mu waroon àgg ci musique àggu fa. man damay wax ne mu ngi ci yoon bi ñëw mais looloo tax tamit. mais ci yoonu Seydina Mohamed ku ci neex mën nga jógee mën nga yéex wax da nga yegg te boo yeggee tamit doo mës a daanu jamais plus jamais. absolument. man damay wax ne Pape tax na te dootul fay. macha allah. dootul fay ba keroog dootul fay ba ñuy lem asamaan ak suuf dootul fay parce que Seydina Mohamed képp ku yëkkati jëmee ko ci moom. moom ci boppam moom moo lay xaw. ndeysaan. nii sama xol dafa fees trop ba am na yu bëri mënuma ko wax lu jëmee ci Pape mais dama xam ne jaamu yàlla Pape lépp lu ñu wax ci moom man dama koo xam 2 at laa la wax de li ma ko xam. ndeysaan. sama jabar da koo xam sama jabar man bi ma ko taxee bokkuma ak moom diine mais sama jabar daf ma njëkk a defal témoignage ci Pape Birahim te boobu xamee wu ma ko ci woy Seydina Mohamed xamee wu ma ko ci woon xoolee wu ma woon Pape ci côté diine. parce que ci ay concert reggae laa ko fekk ay Morgan Heritage xam nga. ndeysaan dund yeneen bagage mais ma dem ba ci biir xamante moom gis ci moom beneen dund bu bokkul ak bi ma ko yaakaaree woon.
saa bu ma ñëwee këram pap mu ngi jàpp di julli bu ñu paree toog waxtaan waxu yàlla la ñuy wax wala man su ma koy poussé kaay joué fii kaay def nii mu ne ma garaawul man yàkkamtiwu ma tu vois mais xam naa ne pap yegsi na ba pare incha allah fa mu tàmbalee dootul fay macha allah incha allah rabbi dootul fay kontaan nañu trop jërëjëf yëkkati seen ndam yéen ñëpp quoi amin jërëjëf merci beaucoup voilà merci donc mu nekkoon nag Omar moom it di xarit yi nga xamante ne moom mooy Pape Birahim danañ dellu si waat dama leen di bàyyi juste ngeen nooyu ñu seetaan benn vidéo dem dellu si waat bu xol yi nice su fi dara du fi nice rafatal leen seen xol te déglu Prince come again bu ko yéene lu bon jëm ko yéene lu baax Sénégal mën na nice si kaw xel yi ak jëf yi nice li mu la yéene loolu nga ko yéene jàppante suñu biir ngi xam bànneex bi nu mu neexee nekkin bi jëfin bi waxin bi war na mën a nice ki jooju Black King Lil Breaks da Prince jox ma sa number cool sa high five ak sa sky block ma ci MSN jox ma sa number cool high five ma ci MSN jox ma sa number cool jox ma sa high five jox ma sa sky block te coach ma ci MSN dinaa la playel movie ci webcam bi guddi dinaa la yónnee wiis ba nga jekki freeze di nga jot samay SMS naa lay call sans cesse di la woowee baby boo wala boo chou jum GB daddy that's my name OGB do you can call me daddy honey it's up to you Dakar by night ñu affiché wu ci club lépp after party ñu dem free party dundi yëpp upload my pictures on your laptop show your friends and let me know if I'm bad or not jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool high five coach ma ci MSN bul ma ko ci MSN bi wala ci kaw scène bi bul ma xaar ma dugg sa school boy play fa game bi bëgguma sa Facebook bëgguma sa sky block jox ma sa number cool internet I like but it's like connection bi daw jox ma sa number cool I just wanna know your name to wanna play again jox ma sa number cool ma la ring guddi SMS la guddi di la wayal guddi jox ma sa number cool jox ma sa number cool li nga am na solo lu jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool jox ma sa high five ak sa sky block coach ma ci MSN jox ma sa number cool high five coach ma ci MSN Facebook high five sky block show di fu ne maa ngi seet ba ci may seet di suma let me talk to him guy talk ci man ma rest ay holidays de man connection full time kon fii la gën a yombi sa number call dina ma yitteel lool fii ni si biir yëpp ful bu dul day di beneen moom kot ma fépp ci nekk ci kool bi ci nekk ci koñ bi fépp beeg bi ci school beeg ci town bi ci xol beeg ci xel bi stop ci bilaari li ma bëgg mooy lenn let me know di shorty ngir ma ma gëbande ala ko ma gën a dëw baby ala ko ma gën a xam yoon baby ala kan moom war a mën a tax nga change man ba link bi day mel ni jox ma sa number ndeysaan sama numéro téléphone di 88 628 22 22 sama MSN moom xam ngeen ko sama high five anyway dama am nag gan boo xamante ne tey su fekkoon ne ci bâtiment laa ko recevoir limousine lay teg xëcc tapis rouge kooku nag ndeysaan ndaanaan la di suñu papa bu baax muy père Idrissa Diop yéen ñaar laa ko defal surprise bi nuyu leen ko. père Laara bëggee ci. waaw baax na nga def. Laara bëggee ci. mais Laara surtout bëggee yow. allo allo. na ngeen def. allo. allo allo. oui. waaw na ngeen def. allo Laara bëggee ci. waaw baaxaw na ngeen def.
mais maa ngi leen di fay yéen ñëpp. allo allo allo. waaw sama numéro call bi non baax na mais xëj na sama réseau dawul gars yi moom est-ce que du ragal naa réseau bi mooy daw ci suuf. allo allo. mais laata bëggëj mais laata puuj pajeel. mais ndeysaan bu ñu ko mënoon dégg bu baax fii bu ñu ko bëggoon dégg bu baax fii ndeysaan dina ma neex trop parce que. mais yéen maa ngi leen di bëggee vraiment yéen ñëpp di leen nuyu di leen sargal ci weeru koor gi. parce que ci suuf dégguñ en fait dégguñ bu baax. dégguñ bu baax allo allo. allo allo. waaw ñu ngi lay dégg bismillah. yaa ngi may dégg. non demaat na de dem na de. yaa ngi may dégg. allo. allo allo yéen a ngi may dégg. allo. waa père ñu ngi lay dégg. Laara bëggee. mais ñu ngi lay déggee père. mais père nan lay namm père ñun. waaw. waaw. allo. jërëjëf. ci Ramadan bi. et puis di témoigner vraiment Baxaaw. son sens de la fidélité parce que nit ku am bi ma ko xamee daal. nit ku comme ni nga ko témoigner tout à l'heure. esprit fédérateur boobu moo ma gën a intéressé ci moom et puis surtout esprit humain bi mu am quoi. damay daje moom souvent quand je faisais l'album je crois beaucoup de gens ne le savent pas mais gis nga Nobel bi ma koy def. moom laa defal duo bi moom laa jëkk a defal duo bi. et finalement après ñu defaat beneen morceau man moom ak Kirikou. Vraiment, c'est un homme extraordinaire. Moi, je félicite tout le monde, je remercie vraiment tout le mouvement hip-hop, len sargal, len wax ngeen jàpp rek, et puis surtout, ngeen déggoo nekk benn, pour que le rap, le hip-hop soit au rendez-vous du millénaire. Parce que man ak Akon dañuy waxtaan, tu vois, mu ne ma gis nga rap, ak fu ñu mën doon, ak réew ñu mën doon, bu gars yi jàppantewul. chaîne bi du dëgër. maanaam lëkkaloo bi du dëgër quoi. il faut gars yi jàppante. pour que le hip-hop soit hyper élevé quoi. et ça c'est très très important. te dañu gis ne yow da nga bëgg hip-hop carrément moom c'est. non hip-hop man ci laa yoroo xam nga quand j'étais aux États-Unis pendant longtemps liggéey fa ak gars yu bari donc. xam naa ni muy demee quoi tu vois. Absolument. donc hip-hop bi la gën a jege macha allah que yenn musique yi même en aimant les autres musiques. mais en tout cas hip-hop bi ñoom ñëpp yëpp xam nañ ne. bon moom laa gën a jege quoi parce que suma sensibilité foofu la ëpp doole quoi. Absolument. donc mais voilà quoi donc. mais père doguma la yànn bu la yàlla dog actuellement nii ci yan tànk nga nekk ci loo nekk parce que dégg naa yaa ngi pare bagage. waaw maa ngi préparé ay affaires xam nga moo tax man loolu quoi moo tax depuis depuis presque ay weer a ngi nii kenn gisuma parce que maa ngi tëju. maa ngi am lu may préparé ak suma frère Akon. Inch'Allah. maa ngi préparé aussi yeneen bagage mais sans tambour ni trompette quoi mais kooku c'est une bonne nouvelle en tout cas pour la musique ici au Sénégal. Absolument. Ça je vous l'annonce comme ça mais am na yeneen bagage aussi ñuy préparé man Dembel Diop ak Cheikh Tidiane Tall un truc qui s'appelle Dem Tay. Absolument. Alors ñu ngi préparé vraiment album bu am solo. et puis ñu ngi tijji aussi benn structure fii. bu tudd le labo bi c'est un studio d'enregistrement ak high tech bon dem naa fi tukki andi toutes les machines avec des partenaires ici on ouvre ça ici à Dakar. Inch'Allah à Dakar Inch'Allah. ak un studio d'enregistrement boo xam ni. vraiment rendez-vous de toutes les musiques lay doon quoi. moo tax ñu tudd ko labo comme laboratoire
ça va être vraiment un studio d'expérimentation où on va déjà on a commencé à aider beaucoup de gosses du mouvement hip-hop ici comme parce que booy dañ naan ñu grand yi daal grand yi duñ def dara pour ñun xam nga loolu la ñuy wax ñun donc bi ñuy wax loolu ñu ne leen bon ben venez au studio au labo am na booy yu bari yoo xam dañ leen di jàppale inchallah seen enregistrement jox leen ko inchallah sans faire ku leen dara ñu dem seen yoon et puis c'est ça le rôle du grand frère quoi aussi absolument en tout cas merci père xam naa inchallah yow danaa la dajal bientôt rek soo paree rek man pare naa inchallah mais yow Baxaw mais laada bëggëj yow su ma gaay la mouvement bi forever ñëpp jàpp leen xol yi rek pour affaire yi nice comme jërëjëf ki ma laada bëggëj jaajëf merci jaajëf merci voilà donc bu nekkoon père Idrissa Diop moom nag moom moo nekkoon surprise ma la doon def moom sax d'ailleurs sax xam nga ñoom dañuy seetaan ku ci nekk chaque du ñu raté émission bi vraiment te ñoom it bu ñu duggee aussi wax loolu ci yéen dafay rafet alors man Pape Birahim dama bëgg ñëw ci juste côté toujours comme weeru koor la ñu nekk am na loo xamante ne tey ñu bëri dañ koy réer mbir moom mooy souvent bu ñu gisee Pape Birahim mu way Mouhamad man tase naa ñaar ñetti nit amoon na benn rob kii bu ñu defoon sax ndeysaan ci yow mais malheureusement mujjul en tout mais da ngay gis ne nit ñi dana noonu de su mu ne Pape Birahim ñu ne Pape Birahim bu mu ne Serigne Mbam ñu ne Serigne Mbam voilà parce que ñoom ñooñu nga nekkaloon tey mooy maanaam Saint-Valentin ñu ci luñ nekk tey. waaw parfois ñu gëj a gisee parfois ñu gisee nag Babacar parfois mu ñëw comme damay defal ay kër ay décembre parfois mu ñëw tëggal ko Pape Daly moom damay gëj a gisee ak moom quoi mais depuis lors defaatuñ benn affaire defaatuñ leen beneen affaire actuellement gis nañ ne souvent boo woyee ci yonent nit dañuy fiir duñu bëgg nga way leneen donc loolu gars yi waaw dëgg la parce que déjà am na ñu mu commencé naa ma bul woy dara moo tax Ibou Ndour bi ñuy préparé vidéo bi ma ne ko damay sol ay xam nga grand boobu mu ne ma jamais déedéet mu ne ma way ko tul mbalax mu saf nga waaw ko def uniquement moo tax ñu sol ci ay tenues simple et tout waaw mooy loolu quoi da nga ci toll donc fi ma lay laajaat encore mooy tey fi mu toll nii sa kër waajur yi nga nekk waaw samay kër waajur laa nekk lu tax beru woo xaw ma ko kon boo takkoon soxna ñu ngi ci kër gi day sëy si da ñëw ci kër gi rek da ñëw ci lëmpal gi rek comme loolu la ñu xam macha allah man sama idée nekkul ci yooyu comme nekk benn kii nii mais aussi man am na benn jour ma gis ma def benn remarque nga wàcc seen ma gis nga tus nga lu ma ne mais Pape Birahim tus nga lu wala tus nga luwul pour man benn effet optique la j'ai pas compris alors ndeysaan sama bàjjan yàlla na ko yàlla yërëm moom moo ñu daan faral li ñuy defal ay tusngal waaw dañuy faral di ñu ko tàmmal da ko daan am souvent même am na sama benn bàjjan boo xam moom mu ngi dund macha allah moom sama fa demee mooy ma tusngal ma naan baax na des fois ci ay seytaan yooyu di parata xam nga aussi itam ma am sama sëriñ la sama xarit la muy Chérif Gora Aïdara Meng mu nekk koo xamante ni vraiment ku yàlla baaxal nit ñi xam ko Médina mu nekk koo xamante ni macha allah mi ngi jàppale xale yi muy samay rakk di yeneen boy yi nekk foofu ci Médina bi vraiment mu ngi leen di gindi ci diine di leen tere yu bari yoo xamante ni fu mu nekk nii xam nga àdduna bi dafa jaxasoo booy léegi ils font du n'importe quoi ay xale yu ndaw ñooy def lu leen neex donc moom mu ngi leen di sensibiliser di leen woo ci ay daayira et tout mais daayira sax en parlant de daayira c'est un peu difficile nga gis artiste tey bu bokk ci daayira man pas quasiment dëgg la donc duñ ko faral est-ce que bokk nga ci daayira waaw man dama yàggoon bokk ci ay daayira même daayira yi ma daan bokk yëpp man maay daan way yi nga doon bokk donc bokkatoo ci daayira mooy après jot bi quoi nga des fois daayira yi moom gars yi dañuy dem ba benn certain moment du ñu am jot ñii dañuy am jabar ñii dañuy déménager et tout mu am ñeneen ñu ñëw mais yéen ay magu daayira ngeen doon Chérif Gora bi ma lay wax Chérif Gora Aïdara ba léegi moom mu ngi dajale ay xale chaque vendredi ñoom ñu ngi def ay daayira absolument Baxaw tey est-ce que Baxaw bokk na ci daayira c'est-à-dire benn kuréel waaw bokk nañ ci ay kuréel parce que ñun naka jekk dañuy bëgg di béggee chaque fois Serigne Touba Mbacké donc lu ci waral ay guddi àjjuma yu bëri dañuy
dañuy taxawal ay kuréel parfois gars yi maajaal wala parfois nga dégg ne diw moo jël jeesuñ mu nekk li nga xamante ne ngoon si lay nekk gars yi sol ay yëre yu weex dem ko 17h ba 21h mu jeex. Ah bon? Et puis waaw dañ koy faral di surtout weeru koor bi boo bëggee sax am na benn bu mag bu ñuy paree xar yàlla. waaw boobu moom doon li nga xamante ne teewee ko nga xool. incha allah boobu caméra lay gàddu ñëw. teewoo ko rek ci biir quoi boobu teewoo ko rek. boobu café Touba yi na bëri de. damay ragal nga daw doo ma xamee de damay àll. non parce que loolu moom yooyu il faut que ma woon ko téléspectateur ñuy gis. loolu non damay àll ba sëñ Axma naan ma teeyal. déedéet kay parce que da nga doon yëg ci kaw scène bari nañu fu ñu ànd alors ma gis nga doon way Maam Marème. waaw Maam Marème Sey waaw. morceau la boo xamante ne ñi ngi siyaar waa kër sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni yëpp. maam Thierno Birahim Mbacke Ndamal Daaro di siyaar ñoom sëñ Axma tout tànk yi fa nekk yëpp yaari sëñ Modou Kara yi ndax Marème boo seetee morceau la boo xamante ne bañ koy def dañ ne jibi duñ def dara lu jëm si ñoom te amuñu ndigalu Serigne Modou Kara Mbacke Noreyni donc ba ñu ànd ak suñu benn jigéen bu tudd Sista Maria mu yóbbu ñu toog Sista Maria bu nekkoon animatrice animatrice bi ñu demee toog si la ñu sëñ bi jox ndigal pour ñu génnee Marème wi ñu jël si Serigne Axma di bokk ci moom yóbbu ko studio moo Kader bu nekk Mélodie Divine ñu def yenn kër yi Fada Fridi jël guitare bi jouer yenn affaires yi ñu defee ko studio Bois Sacré mu nekk son bi nga xamante ne entre Bois Sacré ñu ko defee ak studio Sankara donc mu nekk son bi nga xamante ne franchement li ma si yéemoon nag morceau bi dañ daan dem Europe bu ñu koy jouer wala ñu koy balance dafa amoon benn nasaraan bu ñu daan topp di ñuy photo moom nee na saa bu ñuy joué morceau bi dañuy remarqué day jooy ñu koy laaj looy jooy mu ne ma xamul sax lu tax muy jooy. tubaab bi déggul lu ñuy làkk moom nee naa la musique bi saa bu ñu waxee ma rek day jooy. ndeysaan ñu ne ko xamul lu tax mën a déedéet après c'est lañ ko expliqué fan la jugee histoire Serigne Touba affaire yooyu yëpp après ba mu nangu ne woon nag dina ñëw Touba siyaar si. incha allah léegi danaa leen laaj beneen ndax mës ngeen am xarit boo leen tuubal boo xamante ne mës ngeen tase ak moom ci musique anyway mais danaa leen ko laaj mais loolu nag ce sera juste après témoignage bii may jël donc allo. allo oui. waaw sëñ bu baax bi ma xool ci yéen ñaar kan moo xàmmee baat bii nga baale nga nuyoo bul wax sa tur na da ngay nuyoo rek allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi ci émission seetu bi j'espère. waaw yaa ngi ci biir émission. kan moom ku moom bi ci yéen ñaar ma xool rek ko xamee sa borom. yaa ko moom. ah yow. kii ñun ñoo ko moom kii ñun ñoo ko moom parce que ci biir kër gi la. sëñ bu baax bi na nga def noo tudd ak fan nga ñu woowee. waaye maa ngi leen di woowee Edimbo Écosse. Écosse ah. waaye. waaw ñu ngi waa nu Écosse ñu ngi leen nuyu bu baax waaye ñu ngi lay dalal di la déglu bismillah. waaw c'était juste pour indi benn témoignage ci sama ak di toog Baxaw. xam naa bu déggee sama baat am ko wax ak moom parce que j'ai grandi avec son grand frère Djibi. suma dëkkandoo lañu aussi parce que Liberté 5 lañu dëkk Liberté 4 la dëkk. Baxaw xamagul ba léegi kan la de coow lu yëpp muy wër de. xool est-ce que du Maguette Diouf. xam na kan la. waaw xam na. Max ça va. ça va baax naka affaire yi. maa ngi lay siyaar bu baax a baax na nga def. loolu ziar bu baax. déwénit yi baal ñu àq Max. xam nga. yam ci émission bi ma ni bon je vais en profiter juste pour woote. def benn témoignage ba pare poser wala pas mal de questions aussi par rapport au rappeur. ayca. mouvement hip hop. suma kanam la juddoo. Dabrand suma kanam la juddoo. cheminé nañu fu ne. dama doon nañu fu ne. jarul wax. destin moo ñu séparé. moom ma séparé ak Dabrand si laay wax. xam nga mais dafa am benn affaire juste bu may bëgg di laaj juste pour question bu may bëgg a laaj rappeurs yi. c'est juste man dama gisagul Sénégal benn rappeur boo xamante ni on peut dire que ne rappeur bi c'est un multimillionnaire ou un milliardaire. bu dee ci beneen domaine dañ koy gis. te pourtant da ngeen développer musique sénégalaise. rap bi dañ ciy gis ay idées yu baax. ñu ci gis fondement yu baax. mais suma problème lenn rek la
muy. mooy kañ la ñuy gis un rappeur. millionnaire ou multimilliardaire ci biir rap bi. incha allah dégg leen question bu baax waaye Max ñu ngi lay ñu ngi ko rafetlu mooy jaaxal. rap bi bari na nit ñaa ngi dem fu ne ñu ngi voyage ñu ngi def lépp parce que j'aurais bien aimé ci rap bi may gis benn rappeur boo xamante ne tey. dina am dara lu muy def ci biir réewam. mais lan moo tax motivation boobu amagul ba léegi. incha allah daan ci ñëw c'est juste rek pour xam loolu quoi. incha allah jërëjëf daan ci ñëw léegi boo raccroché ñu daal di lay tontu. donc vraiment merci donc am boo xamante ne sax defe naa man maa njëkk a dawal mbége moom mooy fi mu waxee rappeur quand est-ce qu'il va avoir un rappeur millionnaire. million moom yëf naa moom boo amee 1 million yu teg rek tu es déjà millionnaire donc 1 million 2 millions boo ko amee millionnaire donc mën naa la citer yu bari. Baxaw mi toog yàlla na bu ko cat dugg. il est millionnaire. waaw Pape Birahim mi toog tey yàlla na bu ko cat dugg il est millionnaire. donc vraiment defe naa ne million moom léegi kay li ñuy ñaan yàlla mooy léegi. milliardaire la kay mooy coow li million kay xëy na gars yi moom mos nañ ko moom mais milliard kay la ñuy ñaan parce que million soo koy xool tey ci tënk kii bi dugg studio gën ngaa néew dana fay laa la wax de gën ngaa néew dana fay 2 millions studio laa la wax rek ñaari millions dana ko fay te ci poosam lay jóge donc il est millionnaire Pape Birahim it moom it noonu buy dugg studio it dana frais loolu vidéo yi ngis ngi ça coûte très cher am na maison de production dëgg la mais am na ay jéego yoo xam ne moo ko defal boppam tey bak si fii kenn jàppul ci mbagam te loolu tey defe naa ne ci poosam la jóge donc loolu defe naa ne quand même côté boobu macha allah parce que ba léegi gisuguñu tey kenn ku ñaan sa morom donc côté boobu kay moom mais léegi kenn nag na milliards ya moom mooy tax ñuy wax léegi mu ñëw léegi baaw incha allah Max nit la boo xamante ne dama koy nuyu di koy baal wax parce que tey boo xoolee hip hop bi muy soog a commencé moom bokk na si ñi doon solal rappeurs yi parce que mi ngi yoroon benn boutique bu nekkoon Colobane maanaam rappeurs yi. yow Max bi nekkoon Colobane. mi ngi nii nag moo doon wax ni moo nekk tey Max bi nekkoon Colobane nag Max bi nekkoon Colobane ma wax la benn secret. Tapha Tine Balla Gaye 2 bi ñu doon bëree. waaw Max tey laa lay jaay. Max moo si nekkoon waa ji gàtt ji soloon gants yi soloon na Jordan yi. soloon na ensemble bi yore saag bi di xëppaate saafara rek pare na mu daw donc nit la boo xamante ne franchement il a beaucoup fait pour le hip hop sénégalais jël na ay yéreem njokk ay rappeur gars yi daw fay ñu ko donc voilà ñu suñu album boo xoolee premier album bi yëre ñu sol moo ñu ko mayoon donc mu nekk nit boo xamante ne moo grand frère am donc dëkk Liberté 4 Liberté 5 benn la mais léegi milliards yi kañ la milliards di ñëw léegi moom xëy na moom moo koy indi sax mais tey lan ngeen war a def tey li tax milliards war a dugg si baax nañu boole xol yi ba pare ku nekk yéene sa morom li nga yéene sa bopp bés bu ñu indee soxorante suñu biir Max kii ex duñu réussir si lenn te yàlla du wàcce pare xam nga ak lenn lu ëpp importance li tax tamit nit di réussir si àdduna mooy nga jox cër ki nga xamante ne amaana sax dafa am benn bët bu mu lay xoolee te bañ a teg sa bopp foo xamante ne egg fa maanaam na man star laa du ma wax ak diw wala du ma wuyu diw wala nit oola téléphone nga gàntu ko am na ci mbalaxmaan te naa la xamal Max kii ex xam nga lan moo ëpp solo ci àdduna yàlla xamoo ban baat lay ubbi nit dina la woo téléphone xamoo fu mu dëkk lu ci ëpp du mat sax donc ma la yàlla bu la yàlla dog ñu jël kenn ku nekk ci ligne bi 88 628 22 22 allo oui soxna si na nga def ça va alhamdulilah na nga tudd at fan nga ñuy woowee Paris laa leen di wooyee Kiné laa tudd waaw Kiné ban heure a jot Paris actuellement ma xool 5 heures de 4h44 waaw macha allah ati ñu ngi lay dalal. waaw man Baxaaw laa bëggoon poser benn question. Baxaaw na nga def. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. ça va waaw parce que man bi may dégg Dabren si yàgg na te boobu Fat moo ci nekkoon donc dama bëggoon xam lu tax nekkatul ci seen groupe bi bu fekkente ne c'est pas une question indiscrète daal. ah non du tout dama lay tontu léegi laa lay tontu Fat li tax nekkatul ci groupe bi yàllaa ko tuddoon ne man ak Fat dinañu ànd ba ñuy nekk xale dinañ dem ba xàmmee dinañ dem ba bokk groupe dinañ dem ba benn instant ku nekk dina jël yoonam te umpul kenn ne
man sama mbëmbët chaque jour li may ñaan yàlla chaque jour mooy fa delluwaat si ñun loolu laay ñaan yàlla chaque jour mooy wane ne ñun jëluñu kenn na ko génnal ku nekk am nga droit dem heure bu lu neex nga ñëw donc Dap Brand buntu la boo xamante ne dafa ubbeeku rek ku nekk dugg ku mu neex dugg ku mu neex génn donc ñun suñu rêve moom mooy tey ñu delluwaat à 5 def nañ ko keroog grand théâtre waaw sukk ci kanamu ñëpp ñaan ko pour mu dellu si waat donc bés bu fat décidé ñëw rek il est le bienvenu ndax sama xarit la ndeysaan dafa mel ni kooku nag dem na fi mu toll nii nag buddi na quasiment donc gars yi xam naa ne dañu nekk nag fi mu toll nii ci laaj mujj yi donc dafa am laaj yoo xamante ne waa ci kaw waa gars yi ko moom ci kaw mooy laaj yu xaw a tàng yi tuuti donc ay laaj yu ñëw yomb la non njëkkee si biir rek rappeurs yi nee na ma dem ci mbalax bi mais mbalax maa nii leen dóora mbaxaw dañ sélectionné ban sélectionné yéen non mais gars yi daal yéen ngi noonu organiser ñu dóor leen loolu ñaaw na dañ sélectionné man mosuma joué ci mbalax maa ni de yow ci rappeurs yi ngay joué xam nga mbalax maan la ñoo joué si ñun di yàq suñu match c'était fait exprès ma li ma mbalax maa dañ ma piégé dugal ma ci mbalax mi mais vraiment man hip hopeur la quoi en tout cas ne saa yi moom li muy daw macha allah vraiment mais Pape Birahim tey balaa ñu lay laaj mujj yi maanaam balaa ñu ngay tàggatoo lan mooy sa plat préféré ceeb bu weex boobu bëgg moom bëgg kese sa plat préféré amu préférence li nga wax fii li nga wax am papa dañu ne lu cin bañ a togg rek jël leen lekk parce que ñun dañu daan non suñu kër amoon sax fit ñu tegg dara. mais am na ci benn bu lay daaneel am na ci benn ceebam te ne quand même tu aimes bien paella par exemple parce que li nga wax fii yàlla sànq naan ko paella li ma leer mooy paella bu baax la la toggal. xam nga préfère ex nit da lay invité nga naan ko toggal moo yaase ginaar te nga xam ne poson daf yegg ci boobu am bëjëg bu saf sap. waaw garaaw rek. na tuuti ci boobu wax ñu jël rek. billaahi baax ban la. non man aw ma kii waaw yaa sa ginaar si tu veux. waaw yaa sa ginaar amul si tu veux de yow yaay lekk. man lekk ma de man sama place. yow kenn la invité. kan mooy sa lutteur préféré. sama lutteur préféré. Balla Gaye 2. Balla Gaye 2. mooy sa lutteur préféré. kan mooy sa lutteur préféré. waaw man Gris sama xarit la dañ daan ànd ay tout. Gris Bordeaux. Gris Bordeaux ak Diène Diouf sama rakk la ñoo bokk koñ ak ay kon ñoom ñëpp samay lutteur lañu. say lutteur lañu. kan mooy sa footballeur préféré équipe nationale. ah Idrissa Gana Gueye parce que sa warak la aussi man maa ko yar. yaa ko yar maa ko yar Medina incha allah Medina la màggee. macha allah kan mooy booy sa footballeur ci équipe nationale. Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté. kan mooy sa footballeur préféré ci international bi. Cristiano Ronaldo. yow booy yow dafa yomb yi ngay choisir. waaye mais da nga ma laaj ma tontu la man hésité wu ma. man hésité wu ma non waaw jëlal ku bon jëlal kenn ku ndaw sax. mais lan la hésité wu ma. Balla Gaye nga xamante ne. Balla Gaye non wala yi wax yëpp ay ngand lañu. Balla yow mii supporteru France nga parce que yow mii. non France nag du suma équipe man boo bëggee dégg-dégg bu dee football. Espagne non du Espagne sax du suma équipe man Brésil mooy suma équipe bon. Real Madrid dama koy supporter. équipe nationale sama équipe la yoonu ndam sama équipe boo koñ sama équipe la jaxam. ok waaw d'accord Pape Birahim kan mooy sa. question bi bu jeexee footballeur international. gën a graaw lay dugg kan mooy sa footballeur international. non man Idi laa am jour mooy maintenant la dëkk moom vraiment moom laa. mooy fii mooy fële mooy fi mooy fële ak sama rakk di ñaanal yàlla sama rakk bi dem def test fële. ok d'accord yàlla na réussir. yàlla def na leen ngeen nekk ay nit yu wër àdduna Sénégal 14 régions yi ci ban région moo la ci nga ci gën a bëgg. waaw man dama bëgg Gambie. Gambie de Gambie ko payoo. man doo xam nga du région mais dama bëgg Gambie man daal Gambie dama ko bëgg. mais Sénégal ci région yi fii Ndar diggante Ndar ay gërëm. bu la ci marqué ban moo la ci marqué. région yi daal ñu def ko Gambie. kon yal na yàlla dégg sa wax ëllëg Gambie bokk Sénégal doon région. man Gambien laa quoi. dañu ko jël def ko région quoi. am na région rek mu bokk si ñun booy ba xaw 14 régions yi ban mooy sa. Saint-Louis. Ndar. Ndar waaw. waaw ndeysaan bu ñu jugee Ndar dafa am aussi beneen boo xamante ne moom mooy ki nga xamante ne ñoom ngay évoluer ci même style musique yi ngay def moom mooy rap kan moo ci sa artiste ci rap bi. ci rap bi fii nii Sénégal. waaw Sénégal. Jibi. waaw ndeysaan bu la neexee waaw bu la neexee de. Jibi waaw léegi ci waykat yi mbalax. ci waykat yi mbalax Pape Birane. Pape Birane non waaw d'accord mais à part Pape Birane à part Pape Birane. Viviane. non ci góor ñi laa wax ñëw ba ma. ci góor ñi waaw. franchement man ñëpp sama ay xarit lañu. bon ci taasukat yi. ci taasukat yi c'est-à-dire. ci ban taasukat yi góor yi. ñan ñoo taasukat yi kan mooy sa xarit ci taasukat yi taas mag
tasar bax ta kooku ñëpp ko dégg mooy kooku léegi kan moo ci sa sama ñëw en fait non ñëpp sama ay gain la man exemple je te dis tey ma wax la benn affaire comme kii nu mu ko waxee léegi man mbëri exemple Bal ñëpp xam nañ sama relation ak Balla Gaye non dégg la fi Gris suma gain la mais ñëpp xam nañ sama relation ak Balla tey bu doon xeexee jibi sax Balla bu doon xeexee jibi sax Balla laay faral waaw d'accord léegi man ci taasukat yi laa bëgg ci góor ñi kan mooy sa kan nga gis ne vraiment da lay daaneel Simon benn waaw day rafetlu waaw léegi ci jigéen ñi taasukat yi jigéen ñi waaw Simon ba xam moo la def taasukat tey boo xool si jigéen ñi il n'est pas sérieux quoi damay laajte rek damay xal si jigéen ñi taasukat yi jigéen ñi waxal si Safa rek yoon mais da nga may indi problème rek quoi franchement. bàyyi sa affaire piège yi waxal laaj Birame wax naa lay njëkk laaj Birame. kan mooy sa chanteur sa rappeur déjà. waaw man Djibi parce que sama xarit la quoi. Djibi moom dañuy woowante. waaw ndeysaan ci chanteur mbalax yi kan moo góor ñi waaw mbalax maa ni moom dama ci bari ay xarit ñoom xam dal et tout. waaw ndeysaan ci jigéen ñi vraiment jigéen ñi yëpp samay waykat lañ ñëpp. mais kan nga si nekkal gaañ. ñëpp samay gaañ lañ. non man nag Krama xam gars yi di kii nag man nag Salam Diallo man dinaa koy déglu par contre. samay gaañ mais oui Salam Diallo Pape Diouf sa xarit la Pape Diouf. waaw Pape Diouf Salam Wally Seck sa xarit la. waaw léegi ñooñu mënoon si non c'est-à-dire que mënuma benn rek nga wax mun naa wax Salam Diallo Wally Seck Pape Diouf mun naa wax Mbaye Dieye Faye sama meilleur ami ci musique bi Modou Rassoul la. ok moom Modou Rassoul moom mooy sama xarit. mu nekk nit ku baax boo xamante ni. ndeysaan Modou Rassoul. sans façon nit boo xamante ni xol bi dafa rafet. te Sénégal ñu bari xamuñu ne Modou da daan def leneen. bokkul avant muy dugg ci affaire unité rek Modou waykatu leneen la question yi jeex na xam nga donc sama xarit la nit ku baax la nit ku fonk li ngeen nit ku mën a way la nit ku aay la Sénégal incha allah dinañu gën a xam carrément que kan mooy. léegi yàlla dafa ne xale bu demee ba majeur takkal leen ko jabar looy xaar. lu may xaar laay xaar. ci weeru koor lañ nekk rek yàlla nga wax. loolu takkal leen ko boo munut na la takkal seen waa kër takkal. baxaw looy xaar baxaw. non wër na la aw ma jabar. muy yéen fexe ko ba nga am jabar yow ñun ñooy dandi fii ñun ñi jàkk yëpp dem nañu yow sa bos bi demaguñu. waaw. fan yii rek incha allah. waaw d'accord am nañu ñaatam ba ku bëgg rek ngeen wax ñu ndànk ci kaw ñu jël numéro téléphone yi dox ko ñaatam ba. est-ce que dañ la wax ne xaru dafa dagan. njël boo xëyee njël dimanche. ba dagan na. ndax takk ñaatam ba moom xaru la c'est sûr. ànd sa bopp devant tout le monde. ah waay ñaatam ba ma ni dafa ñaatam ba mais jaaxal nañu mais anyway dinaa ko wutal jabar. waa sama taasukat man dama am taasukat bu nekk Malick Sène mooy sama taasukat. kay bàyyi Malick Sène mooy sa taasukat. sama taasukat la sama rakk la sama taasukat la Malick yaay sama taasukat. kon jeex na sa woykat ci diine kan moo lay. ci daaneel sama woykat waaw Alla Diop. Alla Diop may daaneel ak ndeysaan doomu Amar Ndiaye Samb bi. waaw. Samb waaw ndeysaan dafa lay daaneel. waaw trop baxaw Serigne Axma. Serigne Axma. daf lay daaneel aussi. bu baax ci ñi waaraate kan nga ci sentir. kii neex na ma trop Iran Ndaw. Iran Ndaw waaw. yow kan moo la ci waaraatekat yi. kii wax li yàlla wax rek. kii yàlla wax li yàlla wax. waaw léegi kon nag léegi fi mu toll nii egg nañ ci cappaandaw gi léegi fi mu toll nii dafa am loo xamante ne am lu may ree rek parce que sama gars yi ci kaw sérieux yu quoi parce que gars yi de Patrick ne Abou Bilal moom mooy waaraateekatam gars yi Abou Bilal ku mu waar nga waaru. ku mu waar nga waaru moom. donc gars yi kontaan nañ trop waaye bu baax ma bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi fi mu toll nii ci lan ngeen nekk ci album bi fu mu toll. waaw ñun fu ñu toll nii ñu ngi pare voyage loolu laay wax dëgg ñu ngi pare ay voyage la ñuy pare yoo xamante ne dañuy pare un 6e album qui va s'appeler One Afrique. donc dafa ñuy permettre ñu voyager entre Paris ak Amérique. parce que dañu am benn producteur bu bees ba tudd Chef. donc moom la ñuy liggéeyal ci juste album bi nii. donc c'est un album bi nga xamante ne franchement bëgg nañu mu am benn niveau c'est-à-dire que bëgg nañ balaa muy ñëw Sénégal sax nit ñi déggee ko sur le plan international ba pare c'est-à-dire gis clip yi Trace TV gis yenn affaire yi après mu soog a ñëw Sénégal quoi fait. ton dernier mot. di leen ziar rek te di wax ne li ma bëggoon eggali léegi rek toujours rek
suñu mbokk artistes yi nañuy bàyyi bu leen doomu aadama oowee téléphone ne leen dama leen bëgg ñu àtte ko ñàkkal ndax amul solo àdduna rek lañ nekk suba day jeex ñu gas la suul la bindee fi keroogee ba si penc ñëpp a yem fa yàlla te xamoo ban baat moo lay ubbi nit dina la oo téléphone ñaan la ne la yàlla na la yàlla may li nga bëgg yàlla na la yàlla defal li xamoo ndax baat boobu la yàlla di nangu donc may ñaan gaay rek bu leen nit ñi oowatee téléphone wala nit ñi dab leen ci mbedd bi jël leen seen temps waxtaan ak ñoom ndax ay doomu aadama lañu comme niñ ko nekkee te xamuñu ban la ci yàlla di nangu te xamuñu ñoom keroogee ba si penc lan la ñuy nekk loolu mooy sama dañuy Pape Birahim yaa ngi ci lan actuellement waaw ñu ngi ci album bi ñu ngi ci préparation yi yàkkamti wuñ ci dara macha allah jël nañ suñu temps incha allah di ko liggéey li ñu naan album bi daal xëy na cëpp la daal xëy na cëpp donc fi mu toll daal Ibou la ñuy sas moom ngeen baal ma di jaale tamit waa Liberté 5 yëpp ndaxte suñu ñaari imam bi dafa wàcc liggéey wàcc liggéey tey donc di koy ñaanal di koy jaale waa Liberté 5 yëpp di wax yàlla na suuf ci kawam di ñaanal aussi Tata Penda mi nga xamante ne si ginnaaw fii la dëkk sama benn xarit la souvent man boo ma daan gis mais boobu nga daan gisal yàlla jëlee na ko fi yàggul dara di ñaan yàlla it yàlla na leen yàlla wanale seen yonent amiin amiin yaa rabbal alamin waaw donc Pape waaw di nuyu waa Médina yëpp vraiment waa Ngaraaf waa Kusum waa Dambels waa Santhiaba di nuyu Jamil sama goro la moo ma ñawal ci suba li ma sol lii Aji Ndiaye moo ko ñëw bi baax na vraiment waaw Aji Ndiaye gars yi incha allah gis nañ ñëw bi Aji Ndiaye man dafal ma ci benn de bëgg naa ci benn ñoom gërëm ñoom Fodé mu ma gërëm non doo gërëm ñoom Fodé ñoom Henri ñoom Malick Meng vraiment ñoom Pape Sarr ñoom Grand Médina moom nee na di nuyu tamit waa salon RFM samay xarit lañ ñoom ñoo may defal sama bopp des fois et tout xam nga di nuyu waa Rue 25 yëpp ñoom Mamari Fanta Diallo Nda Aïda aw Cheikh Siga Birahim fàttewuma kenn vraiment ku ma limul rek nga baal ma xam ni dama jum ñoom Alsan Ndaw ñoom Roi Pape Badou vraiment ak Papis Ndione borom Galaxy yi bax waa gërëmal baxam gërëm Youssou Ndour nga bàyyi ko doon fi mu toll nii moom nañ la gërëmal rek fi laay gërëmal sama Bécaye Mbaye foroon toog ba ne la Bécaye wala Pàcceer sama booy di gërëm waa Liberté 5 yëpp mais booy kii mbër la léegi mbër di gërëm waa section bi nga xamante ne tey ñoo jàppale Darbens waa Darbens family di gërëm ñoom Magay ñoom Awa Dioum di gërëm waa Strasbourg di gërëm kilifa ak caat ndeysaan samay xarit yu baax ñoom tamit sonn nañ ci Darbens lu ne ñu ngi koy def ay wàllu xar fa xur fa dem jolof utul ñaay affaire di gërëm mais di gërëm sama xarit bi tamit ñëw ni Omar Omar ndeysaan moom vraiment Omar maa ngi koy gërëm di gërëm Alsane Sall naa la boole ak moom sëriñ bu mag la duñ bañ ñun ñaan na ñëw jaajëf waay ku ñaan ñu jëre en tout cas yéen maa leen di ñaanal maa leen di ñaanal di remercier kontaan trop vraiment wax na nag genre émission yi nag bu ñu ko defati piège yi ni non mënut a ñàkk non war na mais maa kontaan ngeen ci émission bi rek waaw boo kontaanee kontaan nañu. kontaan nañ di wax Badou Sène mi ne ma ca Hollande sama jarbaat la. waa Hollande yëpp maa ngi leen di gërëm vraiment samay xarit lañu ok day defar saako yu bari di ma ko yónnee vraiment ok seen. maa leen di nuyu ñoom ñëpp di wax ni daal waa Damels. waa gars yi ñëpp Médina album bi incha allah mi ngi ñëw. incha allah bientôt na ko gars yi xaar. incha allah tënk. voilà amis téléspectateurs donc loolu moo nekkoon seen émission seetu bi comme samedi bu ci nekk après Dakar ne dort pas donc Boubacar Diallo son équipe bu ñu paree rek ñu di ñaar ci tegu fas yéene waxtaan ak yéen ànd ceeg ñi nga xamante ne nag ñoo ŋànk li nga xamante ne moom mooy musique sénégalaise donc loolu boo ko déggee rek mooy mbalax ak yeneen xeetu musique yi rap ah donc muy afro jazz salsa yëpp. donc en tout cas moom mooy weeru koor bi danañ fexe ba respecté ko gis ngeen tey quasiment musique waxuñ ci ah donc dañu luñ ci jublu woon rek mooy fësal li nga xamante ne moom la artiste bi di dund ah wan leen ne que c'est des ay nit lañu ay doomu aadama la ñu am diine ah yu am ndey baay ah ba pare yàlla ne yàlla def ay mag yu am diine yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaqim en tout cas luñ fi wax ci lu baax yàlla na ko yàlla ful ah luñ ci wàññi rek ma wax bu xaw a ñaaw rek suñu coobare lañ ñu ngi ñaan ngeen jéggal ñu ko ñu leen jox daje incha allah samedi prochain prenez soin de vous et bon xëdd. Fancy babaringin manggigyan di parina damani babaringin ñu demaat jëli nindam ku bëgg lu baax kaay fii ku bëgg leneen mel ni ku bëgg lu baax kaay fii ku bëgg leneen mel ni gërëm naa leen di sant leen sama fancy góor ngeen yéen a
njaboot ñi bëgg nii moo xam muy góor mbaa di jigéen ñun ñoo fa yéene ndam bëgg nañu indiwaat yéene ndam yàlla pour bekk yërmande bekk yërmande xamal li nga doon gëm li nga doon li des nga bàyyeeg sunu borom xamal ki nga doon gëm li nga doon liggéey ndey mooy añu doon bari New York Ndar Tambacounda oto saxaar gan baaro palaan lum ci laaj ñu jëli ko pour ngeen kontaan ñun ñoo fa yéene ndam di passé fini may seen yéene ndam doon fierté ci bi continent ku bëgg lu baax kaay fii ku bëgg